asalaamaaleykum mbokku internet Waguñaay TV ñëwoon dellu seeg yéen ci émission perspective municipale comme ni ngeen ko gën a xamee saa su ne rek ñëw ci gox bi pour wan leen wax leen lépp loo xam ne moom ngeen war a xam war ngeen war ko gis tey ñu ñëwoon ci fii ci Bentali amal waxtaan ak ki ñuy wax Ndar Faye di njiitalu mouvement bëgg sa réew fonk sa gox Ndar Faye ñu ngi lay nuyu. Seydina Omar ñu ngi lay delloo ñu ngi lay fay yow it lay nuyu bu baax di profiter ci occasion bi rek di nuyu mbokk internet yëpp internetu Waguñaay TV di ci avancer waale pour nuyu toute la communauté de Biscuiterie képp ku fi dëkk rek ñu ngi lay nuyu ndax jàpp naa ne télé bi moom nekkatul pour Waguñaay rek ñëpp ñu ngi koy seet kon ñu ngi profiter di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu tout le monde ak diaspora bi ñëpp. jërëjëf Ndar kontaan nañ ci dalal bi tout d'abord di la laaj lu waral mouvement bi. bon Seydina mouvement bi lu ko waral lenn la rek dañoo nekk ay ndaw nekk fii ci commune bi nekk ay acteurs de développement suñu borom dimbali ñu nekk fi nekk ay njiit ci benn côté boo xamante ne côté religieux la nekk fekk suñu mbokk taalibe borom bi dénk ñu fi mbooloo bu yaatu goo xamante ne dañuy ànd ak ñoom ci aspect yu bari ñu am tamit jeunesse bi nga xamante ne dañoo dëkk commune bi ñu am ak ñoom demalante ak dikkalante ci lu bari xam tamit lu nekk ci commune bi xam jeunesse bi nekk ci commune bi lu ñuy dund ak situation yi fi nekk yëpp ñu tànte woon ci benn côté duggoon ci affaire bi ci 2014 gis ne tamit boobu ba léegi dañ ci am ay écho ak ay demandes yoo xam ne pourquoi pas ñu continuer ci mbir mi finalement si lañ décidé ne dinañ wut benn mouvement boo xamante ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp dootul nekk loo xamante ne rek day nekk ci côté religieux bi nga xamante ne dañ ciy yëngu ñu xam ñu ci mi wàllum jëwrin bi mais dina nekk loo xamante ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp touche société bi yëpp dinañ ci mën a apporter seen contribution looloo waral ñu créer mouvement bi tuddee ko bëgg sa réew fonk sa gox mu nekk mouvement boo xamante ne pratiquement fin 2019 voire 2020 lañ entamé di ci yëngu te it nekkul ne commune Biscuiterie rek la yem ndax déjà ñu composé bureau bi rek dëkkuñu commune Biscuiterie kese mais nag comme que dañu nekk ci liggéey ñu ngi entamé di ci nekk di ci dox ndànk-ndànk te gëm nañ ne d'ici peu maanaam dinañ yegg fépp ci maanaam au niveau national voire international loolu daal moo waral maanaam tey ñu créé mouvement bii nii di bëgg sa réew fonk sa gox. incha allah mënoon nañ xam depuis boobu yan activité ngeen defagum ci gox bi ak li ko wër. bon bare na ndax kat ay ndaw lañ dëkk ci gox bi kon lépp loo xamante ne gëm nañ leen njëriñu gox bi la rek ñu ngi ciy yëngu déjà li njëkk nit ki balaa nga kaa defloo dara da nga koy sensibiliser ba mu xam lan mooy àqam ak yelleefam te it loolu duñ ci jóg fépp fu ñu dem rek jeunesse bi nga xamante ne ñoo dëkk ci commune bi dinañ leen fexe wax leen ñu gëm seen bopp fexe inciter leen ñu dem liggéey ji fexe leen wax leen ñu góorgóorlu te respecter valeurs yi nga xamante ne moom lañ xamoon démb ak barki démb ci commune Biscuiterie te valeurs yooyu nag nekkul lenn lu dul maanaam ñu góorgóorlu ba nga xamante ne lépp lañ koy tere ñu koy moytu lépp loo xamante ne lu baax la ñuy fexe def seen kéem kattan ba nekk ci te loolu rek yaakaar naa ne maanaam mooy premier pas yi nga xamante ne moom lañ njëkk a entamé jàpp ne dañoo war a changer Biscuiterie ci lan ci jikko yi te loolu noonu jeunesse bi maanaam dañ ci am part de responsabilité bu doy waar kon nag ñu ngi fexe di dugg fu nekk fépp foo xamante ne xam nañ ne ay ndaw ñi ngi fa rek maanaam ñu ngi leen fay fekk di waxtaan ak ñoom pour wax leen kat maanaam nañu fexe changer ñu bañ a topp benn mouvance bi nga xamante ne moom moo am ñu góorgóorlu am ay valeurs yoo xamante ne lu moom la ñuy adopté seen biir ginnaaw loolu noonu tamit lépp loo xamante ne gis nañ ne lu fiy yëngu la ci loo xamante ne problème d'insécurité yu demee noonu yëpp ñu ngi ciy fexe di ci góorgóorlu di ci jéem suñu kéem kattan ba tey ce matin rek maa ngi def appel par rapport ak ñu nekk ci zone bi di leen wax ne diggante jumaa ji fii dañ fa wut ay lampe ndax à partir de 3 heures du matin afam ñoo ma ne dañ fay jaar pour dem jëli ji horaire bi te y a pas longtemps semaine bi passé rek ñu ngi ciy dégg ne am na benn genre boucan bi fa amoon par rapport ak ñu fa doon jaar am ay xale yu leen doon jéem a dogaale ñu xam ne kat bu ñu fa defee ay lampe ba mu leer peut-être loolu dootul am di saluer tamit jeunesse bu nekk ci koñ bi ndax wax dëgg jàpp nañ ci ndax amaana bu ñu fa nekkuloon maanaam musiba mun na am ñu wax leen ne tamit loolu la rek boo nekkee ci gox moom lépp lu koy defar da ngay fexe góorgóorlu sa kéem kàttam lu koy yàq ngay fexe di ko sori kon yooyu yëpp maanaam ñu ngi ciy dox di ci wax daal.
dëgg la ndaar si ginnaaw si ngeen bëggoon bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñuy wax élection locale loolu fan ngeen ci toll yéen. bon mun naa ne bokk nañu su ma nee bokk nañu mooy parce que dañ dem ci coalition ndax ñu ngi ci maanaam la grande coalition wàllu ànd seeg Djibril Wade bi nga xamante ne mooy actuel maire kon bokk nañu waaye nag amoon nañ yeneen ambition yoo xamante ne peut-être maanaam demaloon suñu bopp mais nag vu la situation ni mu demee moo tax tey ñu gis ne dugg ci coalition maanaam baax na ci te tamit demande bi fortoon na trop mais on a choisi ñu dugg ci coalition boobee noonu muy grande coalition bi di wàllu. dëgg la ngeen tànn maanaam l'actuel maire di Djibi ci une grande coalition war a def face à d'autres coalitions comme ni nga ko waxee aussi am na ñoo xam ne peut-être courtiser nañ leen mais vous avez préféré dem ci coalition bi nga xam ne l'actuel maire moom moo ko jiite lan moo waral choix boobu. bon c'est simple parce que tamit nit ki moom sa xel nga yor di xalaat te ñu nit bu ñu demee ba dugg ci politique fam ngëm-ngëm buñ ci am ne kat ñun lii lañ ci bëgg te bëgg bi weesuwul lu dul maanaam fexe ba nga xamante ne Biscuiterie dina am changement ñuy wax beneen Biscuiterie ndax kat mën nañ ne 96 jusqu'à nos jours gisuñu fi changement bu tax ñu ne kat tey commune bi jóge na ci lii dem ci lale te commune yu ñu jege yëpp environ maanaam gis nañ ne kat ñi ngi fexe maanaam di innover ba ku fa dem di nga gis ne kat maire yi ñi ngi jéem a def dara ñu gis na ñun boobu ba léegi gisuñu fi loolee noonu bu ñu waxtaanee ak ñu bare maanaam xool seetantal parce que tamit mouvement bi du ndaar maanaam daf ci nekk rek nekk ci kanam nekk ci bopp bi mais dafa am ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñoo ko nekk sekk ko maanaam ŋànk ko te ñooñu it maanaam dañ ci am leur mot à dire ma waxtaan seeg ñoom presque débat yi ñu doon def yëpp entre ñi nga xamante ne ñu ngi doon courtoiser pour ñu ànd ak ñoom dañ ko doon fekkee lu ci bare ñi nga xamante ne ñoo ne ci bureau bi ñu dem ba toog gis ne kat maanaam war nañoo mën a ànd ak Djibi benn ci lu njëkk mooy intérim la ñëw mun nañ ne ci 2 ans bi passé la gérer te ñëpp xam nañ ne intérim c'est pas facile da ngay fekk ay réalités yoo xamante ne terrain bi am na ko pour déjà nga xam réalité yooyu rek dootul yomb du yomb waxatuma ak réalité yooyu il faut nga fexe maanaam capter ko ba fexe maanaam réalité yooyu noonu ànd ak yow li nga bëgg te loolu loolu yëpp gis nañ ne mi ngi ci doon jéem a travailler néanmoins te it gis nañ ne kat Biscuiterie bu ñu bëgg bu dee benn pas sax def na ko benn pas mooy lan bu dul dara gis nañ diggante lëm gi beeg raay bi maanaam ñi ngi tàmbali maanaam pavage bi nga xamante ne commune Biscuiterie yàgg nañ ko demander te gisuñu boobu ba léegi dara am ci kon kenn koo xamante ne teg na benn pas pour maanaam avancement ak benn pas boo xamante ne gëm nañ ne kat lii pour une Biscuiterie meilleure la pourquoi pas ñu jàppale ko loolu moom moo tax ñu porter suñu choix ci Djibi ndax tamit tey quoi qu'on puisse dire rek ñun ñëpp Biscuiterie moo ñu ñor kon tamit bu fekkee ne ñëpp Biscuiterie moo ñu ñor pourquoi ñuy xëccoo dañu ànd defar ko man foofu laa nekk nañu ànd defar ko comme que nag moom am na benn pas bu mu ci def ma ne kon nañu ànd ak moom te it bu ñu ànd ak moom ñu wax ko ne kat ñun lii la ñu gëm mi liggéey ñëw ñu fi pour maanaam ñu jox ñu xaalis ñëw ñu fi pour ñu defaral ñu ndax bu dul dara am na lu ñuy suturloo ñëw ñu fi pour ñu defar ak ku ñu nekkal wala ku ñu àndal mais dañ fi ñëw pour commune Biscuiterie lépp lu ñuy def rek nañ ko def pour commune bi waa commune bi gis ci seen bopp te gis nañ mu def ci ay pas ñu ne kon tamit nañ ko fexe jàppale te bu ñu ko jàppale tamit dañ koy jàppale tamit ci éthique ak valeur ci ngëm-ngëm bi nga xamante ne moo nekk ci ñun bu juumee mbaa mu def leneen loo xamante ne bokkul ak la ñu waxtaanee ak moom dinañ toog mu toog ñu ne ko kat monsieur le maire avec tout le respect qu'on vous doit du lii la ñu waxante woon ndax ñun commune bi moom moo ñu ñor kon dañuy ànd ak moom ànd nawle ànd ñoog moom pour bëgg lu ko neex wala ànd ak moom parce que dafa am lu ñu gëm te jàpp nañ ne kat bu ñu ko jàppalee te wax ko ne lii la ñu gëm maanaam war na Biscuiterie war na mën a changer loolu moo porté suñu choix ci monsieur Wade. comme ni nga ko waxee énuméré nga fii ay critères yi nga xam ne moom ngeen teg pour mën a ànd ak moom yaakaar naa ne loolu kese doyul parce que loolu je crois que oralement boo waxee nit ki nekk éthique valeur lañu ànd ak yow am na beneen anam bu des beneen aspect mooy maanaam li nga xam ne mooy liste boo xam ne tey war ngeen ko mën a teg yéen liste boobu noonu nan ngeen ko ci proposé wala moom lan la leen proposé loo xam ne tey aussi convaincre na leen aussi. bon mun naa ne liste bi ñu ngi ci fekk man mi di wax ak yéen je fais partie de la majoritaire am naa tamit beneen élément bu nekk ci majoritaire bi y a d'autres qui sont sur la liste proportionnelle kon donc maanaam ci waxtaan ci liste parce que tamit tey mënoo am cause boo bëgg défendre ba pare
te tin ba pare mënoo bokk ci conseil municipal yi donc nous faisons partie ci ñi nga xamante ne investir nañ leen ci liste conseil municipal yi mu leer ñu kat si jamais que liste bi nekk la liste gagnante lépp loo xamante ni maanaam war nañ ko wax ngir maanaam mu nekk intérêt askan bi fu boobaa maanaam bu ñu toogee ci conseil municipal bi nañ ko mën a maanaam wax ngir mu nekk intérêt askan bi kon maanaam nous faisons partie de la liste ak moom loolu maanaam ay propos yoo xamante ne maanaam waxtaane nañ ko ba tënk ko ginnaaw loola leneen li ci des moom mooy bu ñu demee ba gagné liggéey rek te liggéey moom jarul ñu naan kii ak kii maanaam ku taxaw pour liggéey bokk la ko dafa taxaw pour caaxaan te ñun liggéey la ñu gëm kon jàpp nañ ne nous sommes prêts ba nga xamante ni une fois que tey jii nii ñu amaat la confiance de la population ba gagné maanaam dinañ liggéey waaw loolu daal lañ ci gis ne maanaam nekk nañ ceeg moom li jëm ci liste bi nag leneen lu ci des mooy quand ñu taxaw wàcc ci terrain bi xamal nit ñi lan mooy suñu ambition xamal nit ñi lan moo tax ñu porter suñu maanaam suñu confiance ci ji bi jusqu'à ce que maanaam nit ñi mën ko votel une fois que nag ñu votel ko maanaam su boobaa ñun lu ñu waxtaane woon ak moom waxtaane ko ak askan gi ba askan bi tax ñu voté ko loolu ñu fexe def suñu kéem kattan ba loolu am. ginnaaw si loolu am na ñu gis ne aussi mouvement yu ci bari boo xoolee c'est rare nga gis ci mouvement bu ñëw taxaw demal boppam loolu aussi ban difficulté ngeen ci rencontré je sais pas par rapport ak caution bi la xaw ma lan mooy difficulté yi. bon difficulté en premier lieu li nga mujjee tudd rek mun nañ ci wax ndax tamit mënoo nekk mouvement di am benn cause booy défendre muy maanaam da nga bëgg sa gox ndax maanaam lu ñu naan charité bien ordonnée commence par soi-même te bay sa weewu tànk tey lépp looy tàmbali fan nga koy tàmbali fa nga dëkk kon mënuñoo tey ji ne maanaam dañoo am lu ñu bëgg ci fu ñu dëkk maanaam di génnee benn 15 millions ne tey dañ koy jël di ko def ci caution pour lan pour benn mairie boo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te maanaam liggéey ko rek mu jëm kanam maanaam lañ ci séntu man de su ma amoon 15 millions boobee noonu maanaam yàlla dimbalewu ma am ko mais su ma ko amoon tey jii noonu je préfère commune bi ak ni ma gis ni mu mel ak ma gis commune bi maanaam ñi fi nekk ak difficulté ñuy rencontré maanaam ma xool lan laa leen ci mën a jàppalee ci 15 millions boobu noonu ba ñeneen ñi mën a génn ci ay difficulté ak bëri na fi ñoo xamante ne maanaam socialement parlant ils sont très diminués tey jii nii man damay préférer génnee loolu jox ko ñooñu askan boobee noonu que ma jël di ko daan ko dama koy investir pour maanaam dem ci élection ndax élection boobu lenn moom moo tax ñu ciy dem pour mën a defar gox bi lenn moo tax ñu ciy dem pour mën a xool socialement parlant parce que mairie sociale la cee bokk nan lañ ci mën a taxaw ba nit ñi maanaam ñenn ñi nga xamante ne c'est des personnes diminuées luñ leen mën a jàppale ñu jàppale leen ci kon donc jàppaat naa ne 15 millions boobu nga jëf ko foofu maanaam dafa gën a yell te différent ak parti politique bi nga xamante ne tey si il est représenté partout au niveau national voire international tey kooku bu génnee 15 millions boo ko dispersé par rapport ak nombre de communes yu am ci réew mi da ngay dafay mel ni que kooku mën nañ ne est-ce que mat na 1 million du ko mat on sait bien que du ko mat mais pourquoi waruñu woon mën a xalaat ne ki nga xam ne dafa dem ci benn commune kese comment la ñuy diminuer maanaam caution boobu parce que peut-être président bu ne caution mënta ñàkk parce que gis na ne élection dañu doon dem ba benn moment ku tëb rek ne day bokk waaw léegi ñu dem ba ne parti yu rek nekkul ñoom ñooy nekk municipal parti maanaam mouvement yeeg maanaam parti civil beeg ñëpp dañuy dem ci élection léegi mënoon na adopté benn caution boo xamante ne maanaam luy yenu maanaa la boo xamante ne tey jii képp koo xam ne sa gox kase moom moo tax ngay am benn combat booy battre di nga jéem sa kéem kattan ba ci gox boobee noonu nga def fa loo xamante ne tey jii nii caution selon caution boobu noonu di nga mën a taxaw ci mbir mi mais nag 15 millions dafa nekk benn somme boo xamante ne dafa xaw a doy waar trop te yooyu ñun tax na tey jii nii demuñu ci élection manqué wuñu woon tamit ku ñu investir waaw parce que ci proposition yi ñu doon gis yëpp dem nañ ba proposer ñu maanaam ñu jox ñu liste ñu diriger ko mais tey munoo boole 2 combats à la fois munoo am sa mouvement am sa ngëm-ngëm nga retourné jël ne da ngay adopté beneen liste pour dem ci kon ëllëg ci biir boo demee liste boobu moo gagné est-ce que liste boobu la nga bëgg ak maanaam liste boobu la mu bëgg bokk na loolu moo tax ñu maanaam ñu préféré rester digne toog xaar jéem a def travail bi nga xamante ne mooy ñu war maanaam travail interne bi ñu def ko xam ne ndem liggéey moo ñu war nag kon bon dañu ànd ak kii ndax mi ngi am lu muy teg loolu kese la. D'accord léegi Ndar lan ngay wax à l'endroit de la population yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fii ci commune de Biscuiterie
ak bitim réew. bon en commençant par population bi yow commune de Biscuiterie li may njëkk mooy ci ndaw ñi comme que ñun ay xale lañu ci ndaw ñi laa njëkkee message bu ma siy porté rek mooy nañu defaraat jikko yi bu baax a baax a baax ndax gis nañ ne kat commune bi bëri na yoo xamante ne bu njëkk déggatuñ ko fi woon dañ ko fi commencé dégg problème agression problème insécurité maanaam problème de vol maanaam problème de maanaam affaire de mandité waaw yu demee noonu yëpp dañ ko fi dégg te saa bu ñu xëyee dañ ciy teg suñu bët te loolu nekkul ay valeurs yoo xamante ne ñun ñu dëkk benn tali dëkk Biscuiterie diggante benn tali ñaari tali ba waagu ñaar ay jikko yu ñu war a adopté la te tey ji yaakaar naa ku pauvre warul utiliser drogue ndax drogue maanaam boo ci utiliser rek dafa cher te loo xamante ne boo ko defee da ngay tàggalikoo sa sago maanaam waruloo ko def ndax après ci yim lay poussé la moo waral jeunesse bi ñuy def di agressé moo waral nan nga mën a dëkk ci commune génn même pas 500 mètres fi nga dëkk nga taxaw maanaam nit romb la nga këf téléphone am kon ci ñooñu laa njëkk a accenté wu jeunesse bi nañu gën a góorgóorluwaat ñu xam ne lii jëmalewuñu fenn ñu góorgóorlu maanaam adopté ay valeurs yoo xamante ne maanaam tey jii dinañu génnee ci ñuy nekk te it maanaam ñun ñu fi nekk ay responsable ñu fexe approché wu ci ñoom jàppale leen ndax damay joxe benn exemple rek HLM daf ñu jege HLM man dama fay fréquenté miin naa fa trop yàgg naa fa dem mais dama gis ne maire bi bu mu demee dafa fekk ay place yoo xamante ne ay xale dañ fa doon toog te def naka sudul noonu mu dem récupérer leen ñoom ñëpp impliqué leen ci gestion bi def leen ay agent municipal ba amatuñu jot toog bay maanaam di def yooyu ñu doon def kon tey jii nañu fexe ñu nit nuñ leen approché ba maanaam tey buñ leen di wutal lan lu ñuy yëngatu sax ñu wutal leen ko ba tey jii nii loolu ñuy def dootuñ ko def te tamit ay idées la yoo xamante ne ñi mi ngi ak ñun te it incha allah bés bu ñu demee ba maanaam nekk ci affaire bi rek dinañ fexe ba ki nga xamante ne moom la ñu àndal dinañ ko nekkat lii ak lii gëm nañ ne bu ñu ko defoon changement mën na am kon ci ñoom laa njëkk accentuer sama parole di wax tamit ne mag ñi ak ñeneen ñu fi nekk ñëpp nañ ñu jàppale ndax ay ndaw lañ am lu ñu gëm te it bés bu ñu gañe woon tamit duñ ko bàyyi lépp loo xamante ne diggaale woon nañ ko ak askan bi suñu kéem kattan dinañ ko wax dinañ ko kii bu ko deful it dinañ dem taxaw wax ba askan bi yëpp dégg kat ñu ne ko kat ñoo la àndoon ak yow ci combat bi mais li nga la waxoon defuloo ko ba ñëpp xam ne kat ñun ci vérité rek la ñuy doxuñu ci ay caaxaan message boobu moom maa ngi koy lancé askan bi yëpp di ñaan tamit borom bi def fi jàmm ci commune bi ndax bu amee jàmm ñu ñëpp ñu am jàmm. jërëjëf mu nekkoon seen émission perspective municipale comme ni ma leen ko waxee ñu dalaloon ci Ndar Faye di njiital mouvement fii ci gox bi. lan ngay wax ci télé bi nga xam ne mooy Waaguñaay TV comme ni ma leen ko waxee rek saa su ne télé la boo xam ne vraiment lépp loo xam ne war na xew fii ci commune bi wala biti commune bi te mu war a concerner waa commune bi bu soobee yàlla dinañ ci taxaw ba ñëpp yëg ko wala ñu diffuser ko ba ñëpp gis ko donc télé boobu noonu lan nga ciy wax ñu war ci abonné war di ko suivre ba le maire actuel moo xam moo fi toogaat am déet képp ku fi toog dara dootu la ump ci commune bi boo bëggee jàllale sa message aussi à travers Waaguñaay TV da nga koy mën a jàllale ndax support la donc télé boobu noonu yow lan nga ciy wax. bon c'est une bonne chose kon lenn rek lañ ci wax ñu ngi inciter population bi yëpp ñu abonné wu ci jàpp ne tur la rek ndax fa ngeen dëkkee boo tax ngeen tuddee ko Waaguñaay TV mais pour commune bi yëpp la kon nañ ci abonné wu ñu nekk ni national ak international bi ku si nekk nañ ci jéem a abonné wu ba nga xamante ne tey jii li ngeen ci bëgg yëpp di ngeen ko am tey kon loolu la ñuy sonj ñëpp nañu gaay abonné di suivre télé bi di xool li fiy daw ndax kat li nga wax ni wane ngeen ko ndax tey yaakaar naa ne mën naa ne semaine bi passé nga ma commencé woo dama nañu jéem a xool nu ñu defee émission kon yemale woo leen ko Waaguñaay kon maanaam yéen a ngi ci fépp di leen ci ñaanal tamit li ngeen ci séentu yëpp kenn am ci lu kawe si seen njort di wax tamit diaspora bi dinañ ci abonné incha allah ndax sànq yaa may laaj question ci diaspora bi ndax ñoom it chaque instant rek ñi ngi fexe di jokkoo ak man fan nga nekk lu tax nga nekk ci lan moo ci sa kii ban ambition nga ci am leneen ak leneen ñoom it de passage maa ngi leen di saluer di leen ñaanal foofu ñu nekk ñoom fa jàmm yéen it di leen ñaanal jàmm di ñaan télé bi dem ba ñu koy dégg fu ñuy déggee télé yu gën a mag ci télé yëpp waaw ñu leen ñaan ko waxee télé bi amul xàjj ak seen képp koo xam ne rek am nga loo war a jàllale
te mu leer na ne tey jii nii bu jàllee fii ñëpp dégg ko mën nga ñëw ñu recevoir la wala ñu fekk si la nga wax sa xalaat ñëpp dégg ko ku ci nekk rek am nga ci wàll tur nag comme ni nga ko waxee du dara Waagu Ñaay TV Waagu Ñaay lañ ko tuddee waaye Waagu Ñaay ñëpp la waaw mu nekkoon seen émission nag perspective municipale fii la lépp di leeree amul daw amul seral ñu ngi lay remercier ci dalal bi vraiment kontaan nañ bu baax di wax mbokk internet yi ba beneen yoon ci beneen candidat incha allah wala beneen responsable politique fii ci gox bi merci